وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين أما بعد ginnaaw biñ sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu fas yéene ñëw rek incha allah comme ni nga xamante ni noonu lañu ko annoncé woon fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy zakatul fitre nga xamante ni toll nañ jamono boo xamante ni maanaam ci suñu koor jamono boobu fa lañuy yegsi si maanaam ci cëppaandaw gi nga xamante ni dafa am azaka boo xamante ni dafa war ci mboolem jullit yépp ñu génnee ko tey ñu war ko waxtaane masala yi nga xamante ni moo ci wër-wërloo du ñàkk waxtaan la woo xamante ni ñu bari na luñ ci xam bari na luñ ci dégg waaye rek incha allah su ko defee mu nekk xam-xam ngir ñi xamul waaye tamit kon mu nekk fàttali ngir ñi nga xamante ni xamoon nañ ba pare nekk tamit révision pour ñun ñi nga xamante ni ñoo ko fas yéene seq ak yéen alhamdulillah ba ci biir koor gi yépp àndoon nañu doon def ay waxtaan yoo xamante ni daan nañ ci jariñu ñenn ñi tamit doon ci jariñu tey nag incha allah amaana mu war a nekk jotaay bi nga xamante ni moom mooy tëj koor gi waaye incha allah du tee su koor gi jàllee dinañu continuer di def live comme niñ ko doon defee aussi avant koor gi ñu war a ñëw ci zakatul fitre moom mooy azaka muurum koor parce que zakat moom mooy azaka sarax la boo xamante ni dañ koy génnee waaye kañ lañ koy génnee ci bis bi nga xamante ni mooy bis bi ñuy wori donc al fitre bu fekkee istilaax bi dañ naan kon sarax la boo xamante ni dafay war ci bisu korite ci lay war waaye ci maanaam bisu kori weeru koor donc loolu la ñuy wax fitre min ramadan waaye ñu ngi koy génnee ci premier jouru shawwal mooy bis bi nga xamante ni moom mooy 1 shawwal donc loolu mooy weer bi nga xamante ni moom moo topp ci weeru ramadan premier jour boobu ci la ñuy génnee li nga xamante ni moom mooy zakatul fitre léegi zakatul fitre lan moom mooy xikma bi maanaam lan mooy sagesse su zakatul fitre pour ñu xam sagesse bi dañuy dem xool benn xadis boo xamante ni xadis Seydina Abdullah ibn Abbas la radiyallahu taala anhu ñëw ci sunanu imam Abu Dawud yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ci wax naan nañu génnee maanaam azakay muurum koor nañu ko génnee moo xam pour xale maanaam nañ ko génnee jox ko ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ñàkk ñi am nañ ko génnee waaye tamit li nga xamante ni moom moo ci topp mooy le fait que mu ni dañ koy génneel xale dañ koy génneel mag dañ koy génneel jaam waaye bis boobu azaka boobu ñuy génnee dafa nekk loo xamante ni day laabal ñi nga xamante ni ñoo doon woor ci mbooleem loo xamante ni rëcc la wala caaxaan
wala loo xamante ni lu leen yóbbu woon la ci lu mën a yàq seen koor da leen ci laabal. waaye azaka boobu ñuy génnee tamit dafay nekk azaka boo xamante ni dafay leel, maanaam dafay jox lekk ci bis bi nga xamante ni si lañ koy génnee, moo xam dafay jox lekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñi ko aajowoo. donc mu wax ni kon loo xamante ni dafa war kon ñu génnee ko comme ni nga xamante ni noonu la ñëwee ci xadis boobu. mu wax ni azaka boobu ba tey ci xadis bi dañ koy génnee ci bis bi, maanaam képp koo xamante ni génnee nga ko avant ñuy julli ji mu ni génnee nga zakatul fitre. waaye su fekkee nag génnee nga ko après ñu julli, li nga génnee sarax la rek comme yeneen sarax yi. donc loolu bokk na kon ci li ciy déggee, maanaam ci xikma yi wala boog ci sagesse yi, mooy ni bis la boo xamante ni ñi nga xamante ni danoo ñàkk dañ leen ciy leel. waaye tamit bokk na ci sagesse yi ba tey ngir laabal suñu koor, ngir rëcc yi nga xamante ni def nañ ko suñu borom man ñu ko jéggal grâce ak azaka boobu. léegi nag nañ jàpp bu baax terme yooyu ma wax noonu, ci ngir ni bis boobu dañ ciy jox ñi nga xamante ni danoo ñàkk ngir ñu mën a am lu ñu dundee. nañu jàpp terme boobu parce que dinañu dimbali incha allah ci biir ci benn argumentation bu ñu bëgg a def, te bu boobaa ci biir incha allah te maanaam jëmmi xikma boobu wala boog illa boobu moom la ñuy utiliser, parce que dafa am ay boroomi xam-xam yu jëfandikoo loolu ngir layal benn mbir ci biir li nga xam ne moom la ñu bëgg a waxtaane. léegi lan mooy atte bi ginnaaw bu ñu définir lan mooy zakatul fitre, ginnaaw bu ñu waxee lan mooy sagesse bi nekk ci joxe azakay murum koor, léegi nag day jaadu ñu wax lan mooy atte yi murum koor. atte suñ ko waxee waxoon na ma ay yoon dikk naa ci, maanaam suñ ñëwee ni la lan mooy atte nangam, liñ bëgg a xam mooy atte boobu nga wax nit ki ni ko ndax lii farata la wala boog lu ñu sopp la, wala ndax lu xaraam la, wala boog ndax lu ñu sib la, wala ndax lu dagan la. loolu la nit ki fas yéene, loolu lay laaj bu laajee ni lan mooy atte bi. atte murum koor mën nañ wax ni mboolem boroom xam-xam yi maanaam dëppoo nañ ci wax ni, donte am na nag ay benn ñoo xamante ni wuute nañ pour wax ni mbir mi non sunna la, waaye li ëpp ci boroom xam-xam yi mën nañ wax ni plus de 90% ñoom liñ jàpp mooy ni azakay murum koor farata la. lan mooy dalil bi mooy xadis Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu bi nga xamante ni Seydina Abdullah ibn Umar bi muy wax dafa ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal na ci jullit yi. léegi nag gis nga baat boobu mu wax noonu, donc faaw ñu taxaw ci tuuti, donte duñ ci jël temps parce que taxul ñu jóg sujet bi. mooy jëmmi yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal na, mooy ne azakay murum koor duñ ko fekk ci alquran, donte am na ñenn ci boroom xam-xam yi ñu ni bi nga xamante ni moom la suñu boroom di wax naan mooy bi nga xamante ni moom moo nekk ci suratul A'la qad aflaha man tazakka wala qad aflaha man tazakka. am na boroom xam-xam yu jàpp ni loolu zakatul fitr la ñuy wax, mais ñun fii li ñuy bàyyi xel, maanaam li tax ma wax ni yonent bi alayhi salaam farataal na, mooy parce que ñëwul texte bu leer boo xamante ni mooy ñëw ci alquran pour ñu wax ni zakatul fitr farata la. donc kon mboolee ñi nga xamante ni dañ naan way man de damay xoolal li nekk ci alquran ci lay sukkandiku, li nekk ci hadis mooy sunna yi, loolu njuumte la encore une fois du ma dañ ci di ko répéter pour wax ni nekkul ni lu ñu nekk ci alquran kese mooy farata. loo xamante ni dañ naan sunnaa ko indi wala hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam la, loolu sunna la, kon nit ki am na choix ci bàyyi ko, tekkiwul loolu. voilà loolu il faut nit ñi di ko bàyyi xel, tekkiwul loolu. li tax tekkiwul loolu mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam zakatul fitr bi lu leer la luy wane ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam day farataal, ak yeneen ñun bari na maanaam mbir yoo xamante ni dañ koy def ci suñu julli yi, ci suñu woor yi, ci suñu azaka yi, moo xam miraas ak lu mën a doon. xataa miraas bi ngay dégg sax nit ñi naan waaw kooku moom yàlla ko séddaleel boppam comme ni mu waree nangam, déedéet am na ci ay masala yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom moo ñu koy leeralal. il faut ñu bàyyi xel loolu, mooy ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam day farataal. léegi day farataal loolu moo tax Seydina Abdullah ibn Umar wax loolu. xadis boobu mi ngi ci saxiixu imaamul Buxaari yi, kon buñ fa demee dinañ ko fekk ci xadis numéro 1503. lan la wax mu ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal na azakay muurum koor, mu nekk lan, mu nekk 100. incha allah dina ñëw ci lan mooy 100. maanaam 100 unité de mesure la boo xamante ni ñoom arab yi dañ ko doon utiliser, maanaam nga xamante ni mooy muddu, ñeenti muddu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, loolu mooy 100. te muddu soo ko déggee mooy nga jël sa ñaari loxo yamale leen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon def, jël ñaari loxoom yamale leen
def ci ba mu fees mu teg loolu mooy benn mudd mu defaat ci ba mu fees muy ñaari mudd mu defaat ci ba mu fees muy ñett mu defaat ci ba mu fees muy ñeent loolu la ñuy tudde saa donc saa mooy ñeenti mudd loolu lay tekki yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal ci ñun azakay muurum koor mu nekk saa min tamrin ci tàndarma wala boog ñu génnee azakay muurum koor mu nekk saa ci orge wala boog ñu génnee azakay muurum koor ci xadis boobu foofu lay mais xadis Seydina Abu Saïd al-Xudri indi na yeneen mu wax ni ñu koy génneel jaam ak gor di ko génneel góor ak jigéen di ko génneel mag di ko génneel ndaw ci jullit yi mu ni lii la yonent bi alayhi salaatu wasalaam digale ci ñu génnee ko avant nit ñi di génn di dem julli ji Seydina Abdullah ibn Umar dafa leeral li nga xamante ne moom mooy masalam azakay muurum koor moo tax xadis boobu noonu soo ko jàppee mooy xadis numéro 1503 si saxiix imaamul Buxaari yi bindal lool rek xadis 1503 si saxiix imaamul Buxaari yi Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu taala anhu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo farataal ci jullit yi ñu génne azakay muurum koor mais loolu dafa leer comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom moo farataal ñu génne azakay muurum koor mu nekk 100 ci tàndarma wala mu nekk 100 ci orge mu farataal ko si jaam ak si gor farataal ko ci góor ak jigéen farataal ko ci xale farataal ko ci mag kon loolu leer na te nit ñi war kaa génnee avant nit ñi di génn di dem di julli ji donc loolu moom mooy zakatul fitr maanaam kon buñ ne atte bi lan la farata la kan moo ko farataal yonent bi bu ko farataalee mooy yàlla ko farataal kon loolu tamit tegtal bu mag a mag la pour wax loolu ma wax ni nañ ko bàyyi xel ci naan way non bu dee yonent bi moo ko wax sunna la loolu xaqiqatan ñàkk teggin gu mag a mag la ak wane vraiment yow sa degré d'ignorance parce que yu xew la carrément ci suñu dëkk yi nit ñi di ko wax ay sunna bi lii la wala boog farata bi lii la non alors que teguñu ko ci lenn ci lu dul ne rek bu dee yonent bi moo ko wax sunna la bu dee yàlla moo ko wax farata la déedéet affaire yi demewul noonu suñu borom mën nañoo wax benn mbir boo xamante ni du nekk farata day nekk sunna maanaam day nekk loo xamante dinañ ci am choix yonent bi mën naa wax benn mbir boo xamante ni du nekk lu ñu am choix day nekk farata ci ñu def ko voilà donc loolu nag day laaj nit ki xàmmee xool loo xamante ni moom mooy li maanaam masala bi lan lay wax ak xool yoon yi lay may pour nga mën a xam ndax lii farata la wala ndax lii sunna la mais bañ a dem rek tegu ci loolu ak di ñàkk teggin yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci noonu voilà li ma waxoon sànq mooy qad aflaha man tazakka loolu moom mooy beneen dalil boo xamante ni ku mel ni Seydina Saïd ibn Musayyib moom mu jàpp ni loolu suñ ko waxee liñ ci jublu moom mooy zakatul fitr voilà donc ñaari dalil yooyu dañuy tegtale ci ni kon azakay muurum koor farata la voilà léegi kan la azakay muurum koor war daanaka buñ dégloo xadis bi nga xamante ni moom lañ leeral sànq xadis boobu daf ñuy permettre ñu xam kon ci kan la war donc ki mu war maanaam bu fekkee dañ koy génnee ñu ni kon ci kan la ñuy génnee azakay muurum koor dañ naan kon ci képp koo xamante ni moo xam muy jaam moo xam muy gor moo xam muy mag moo xam muy xale moo xam muy góor moo xam muy jigéen dañuy génnee si ñoom azakay muurum koor voilà waaye nag dafa am ay charte léegi charte yi bi ci njëkk moom mooy al islam mooy kon faaw nit ki nekk koo xamante ni ab jullit la kon ki dul jullit kenn du ko génneel azakay muurum koor donte après am na ay borom xam-xam yu ci wax mais charte yi bi ci njëkk moom mooy al islam donc ki nga xamante ni dafa am ay doomam di leen génneel azaka yi muurum koor mu am ci koo xamante ni nekkul jullit kooku du ko génneel maanaam kooku azaka ji du ko war donc ki nga xamante ni si ñoom la war mu génne leen azaka yi muurum koor mooy mbooleem ñi nga xamante ni ay seen dund war na leen mooy ni kon seen dund paa bi moo ko yor wala yu demee noonu wala moo xam bu dee ku jigéen ki la moom moo yor dundu ñi nga xamante ni moom mooy waa kër gi ñoo ñëpp moo leen di génneel azakay muurum koor waaye bokk na ci charte yi bi ci njëkk moom mooy al islam ñaareelu charte bi moom mooy possibilité maanaam mu am kàttanu génnee ko parce que su fekkee ne amul kàttanu génnee ko kon du ko génnee voilà ndax laa yukallifullaahu nafsan illa wusaha parce que pour que nit ki mën a génnee azakay muurum koor il faut moom mu mën ko génnee su fekkee nit ki ci boppam moom amul dara kooku maanaam mbir mi doonte farata la mais day tegee ko ci kawam ngir ni faaw moom mu am lu mu mën a génnee azaka léegi nag lan la ñuy tuddee am kàttanu génneeku am kàttanu génneeku mooy nit ki ci boppam am na lu mu dunde bis bi maanaam bisu korité bi yépp am na lu mu dunde
ba am lu des lu mën a génnewee azakay murum koor bu boobaa mu génnee ci azakay murum koor ñenn ci borom xam-xam yi loolu lañ jàpp. am si ñu jàpp ne non dañuy xool quand même est-ce que mën na nisaab ainsi de mais yooyu mais dalil yooyu da ngay gis ni dese naa dëgër face ak lii ngir ni loo xamante ni charte luñ ko ci nit ki am gu kawe pour que mën ko génnee waaye su amee lu mu dundee rek ci bis yooyu ba bu paree mu am lu mu dese war na cee mën a génnee azakay murum koor donc loolu lu mat a bàyyi xel la. donc Hanafiya yi ñoom ñoo wax wàllu nisaab mais jumhurul ulama ñoom liñ jàpp mooy nit ki su fekkee ne am na rek lu mu lekk ci bisu korité bi ci boppam bu amee lenn lu ci des loolu war na cee mën na cee génnee azakay murum koor donc loolu tamit lu ci mat a bàyyi xel la mooy kon ci kan lañ koy génnee. léegi donc leeral naa donc maanaam foofu exemple bu gën a leer mooy kon sam papa su fekkee ne moom mooy dundal mère bi di joxe dépense ci kër gi moo ñuy dundal ñun ñëpp sam papa moo ñuy génneel azaka donc mooy génneel mère bi mooy génneel keneen ak keneen ñi ko ci manut ñëpp te fekk ni dund bi ñoom la war moom moo leen di génneel azaka nit ki nag su demee ba man ko moom moo koy génneel boppam voilà donc mënoo kaa man yow nga am ko nekk fii parce que bari na fi ñun ñu baree bari da ngay gis ñoo xamante ni dañuy nekk Europe wala ñu nekk feneen ak feneen mën a génnee azaka mais duñ ko def dañuy woote Sénégal daan ndax paa bi génnee wàlleel na ma déedéet yow yaay dundal sa bopp yaa nekkal sa bopp yaa am loo xamante ni mën nga kaa génnee yow yaay génnee azaka sa azakay muurum koor yaa koy génnee su ko defee moom ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk sous son toit te ñoom amuñu ko mënuñoo génnee azaka moom mu génneel ñooñu azakay muurum koor mbooleem ñi nga xam ne nag seen dund ñoom la war moo xam kiñ ko jox moo xam ñi nga xale bi nga xamante ni dañ ko kaa may maanaam mu féeteeg moom moo xam ki nga xam ne ab jaam la ci kër gi moo xam ki nga xamante ni day doog a juddu moo xam ainsi de suite donc loolu incha allah masala am na benn masala sax buy ñëw ci kii doog a juddu maa ngi ci biñ ne gars yi waree nañ ba pare ci guddi gi mu juddu kooku masala boobu dinañ ko leeral léegi nii ci kanam incha allah mais ginnaaw bu ñu waxee ñi nga xamante ni ñoom la war léegi dañuy wax maanaam ci lan lañ koy génnee léegi ci lan lañ koy génnee mooy boroom xam-xam yi ba ñoom ñëpp presque dëppoo nañ ci ni manees na koo génnee maanaam dañ koy génnee ci li nga xamante ni moom la li ëpp ci waa dëkk bi di dundee incha allah masala kon fii dinaa fi profiter pour expliquer léegi jëmmi xaalis bi nga xamante ni moom lañ koy génnee wala boog ñu dem ba ci jeexantal bi incha allah ñu ñëw ci mooy problème mu 7 euros yooyu. léegi est-ce que ci lan lañ koy génnee mooy ni kon sikki nekkul ci ni mboolem borom xam-xam ñoom amul ñu problème ci ni mën nañ koo génnee quand même ci dund loolu moom kenn amu ci problème mooy mën nañ koo génnee ci tàndarma comme ni nga xam ne noonu lañ ko dégg woon sànq ci xadis bi mën nañ koo génnee ci li nga xamante ni moom la waxoon sànq ci xadis bi mooy ci wàllu orge ak comme ni ko Seydina Abu Saïd al-Khudri leeralee gën a yaatal que ni ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko daan génnee ci lekk mu leer ci lekk lañ ko daan génnee ba pare mu doog a cité nga xamante ni dafa cité dañ ko daan génnee ci tàndarma dañ ko daan génnee ci fromage dañ ko daan génnee ci orge dañ ko daan génnee ci raisin sec loolu day wane ni tey maanaam yooyu noonu soo demee ci sax imam Muslim di nga fa fekk xadis Seydina Abu Saïd al-Khudri bi daanaka mu ngi sax ci téere yu baree bari ci téere xadis yi nga xamante ni comme dañ ko daan génnee ci lekk ak yii nga xamante ni ñoom la cité ni dañ ko ci doon génnee kon sikk nekkul ci ni dañ koy génnee ci lekk léegi nag ci ban lekk léegi nag boroom xam-xam yi gis ni jamono boobu noonu bi Seydina Abu Saïd al-Khudri di wax loolu mu cité yépp mooy li nga xamante ni moom lañ daan dunde ci Madinatu Munawwara donc dëkk boo xamante ni ñoom la ëpp la ñuy dundee ab ceeb la loolu da nga koy génnee ci ceeb dëkk boo xamante ni ñoom la ëpp la ñuy dundee ab kii la nu mu tuddati couscous la da nga koy génnee ci couscous boo ñëwee suñ dëkk yi nga xam ne li ëpp lu ñuy dundee par exemple dañuy dundee par exemple ay couscous ay ceeb yooyu yëpp dañ koy dundee fromage yooyu yëpp mën nañ ko cee génne fromage blanc ainsi de suite kon da ngay gis ni kon dañ koy génnee ci lekk waaye dañ koy génnee ci li nga xamante ni moom mooy li ëpp ci li nga xamante ni moom la waa dëkk bi di dundee te loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi maalikee yi loolu lañu wax shafi'iyye yi loolu lañu wax ainsi de suite léegi nag lan mooy maanaam quantité bi lan mooy quantité bi kon leeralal nañ ni azakay muurum koor mooy azaka bu ñuy génnee ci feewu koor gi loolu leer na xikma bi mooy ngir mbooleem rëcc yi ñu def ci koor gi suñu borom jéggal ñu ko et que tamit ñi ñàkk ñu jox leen lu ñu dundee ci bis bi mu ñaareel bi leeral nañu atte bi te mooy ni farata la
mooy mbir mi farata la yonent bi alayhi salaatu salaam moom moo ko farataal ci ñépp wax nañu tamit ana kan moo koy génnee kon képp ku ko man da nga koy génnee waaye tamit ki nga xam ne manu ko te ki koy dundal man ko da koy génne loolu leer na beneen bi tamit mooy wax nañ ci lan lañ koy génnee mooy ci lekk lañ koy génnee principalement ci li ëpp ci li waa dëkk bi di dundee su fekkee ni disponible la ci loolu lañ koy génnee j'espère que ba fii leer na nga xamante ni moom bëgg naa moom buñ jugee fii moom mbooleem ñun ak yéen yépp ñu bokk muraajaandoo mbir mi nga xamante ni incha allah dina leer ci ñun loolu mooy li fi njamagoon léegi ana quantité bi lan la ginnaaw buñ génnewee ni temps lañ koy génnee léegi nag loolu ñu koy génnee ñaata lay ne quantité bi lan la ñu ni quantité bi de day nekk 100 leeraloon naa ko sànq 100 moom mooy ñeenti mudd am na ay pot yu ñuy natte yoo xamante ni yu tudd mudd la maanaam ay pot ñu di ko natte nga xam ne waaj day jël benn defaat ñaar ñeent pot yooyu nga xamante ni moom la ñuy tuddee ay mooy pot mudd yi mais pas yu gën a mag yu ngand yi mais yooyu dañ naan pot mudd la léegi mais bu fekkee dañ koy maanaam dañuy wax mudd mooy lan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam su daan def nii ñaari loxoom tibb ba mu fees teg loolu mooy mudd léegi nag ñeentam moom mooy 100 léegi ki nga xamante ni moom donc waaye léegi nag après li ñuy wax c'est clair que ni kon ki nga xamante ni ay loxo yu yam la yor kooku mën naa natte ay loxoom ngir roy sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam dara nekku ci waaye ki nga xamante ni ay loxo yu tuuti la yor bëgg a tibb nii teg tibb nga xamante ni moom buñ ko jëloon tem sax mu nekk rek benn mudd wala ñaari mudd kooku du jàppandi wala waa ji nga xamante ni contraire bi la daa mel ni sëñ daam ngandi loxo la yor nga xamante ni moom bu tibbee daanaka ñaari saa day dem kooku du mën a nekk voilà kon da ngay xool koo xamante ni day jël loxo yu yam wala boog ñu jël pot yooyu nga xamante ni natt nañ ko ba gis ni moo tolloog mudd léegi nag loolu moom mooy côté pratique bi nii léegi am benn mbir bu am importance bu ñu war a xam mooy ni 100 wala boog 4 mudd yooyu ñuy wax très souvent da ngay gis ñu baree bari dañuy wax naan kilogramme mais ñun bu ñu dégloo xadiis yi ñu wax natt yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa natt def nii min tamrin ci tàndarma wala boog ñu ni ci orge wala ñu ne nangam ñu dikk bëgg ñoo indil ni ñu mbir mi kat léegi kilogramme lay nekk loolu jaaduwut loolu mënta ne affaire bi volume la volume maanaam mbir mi volume la mooy mbir mi kat du poids waaye volume la parce que ñun ñëpp xam nañ ni poids wu coton ak poids wu par exemple tàndarma 1 kilo coton ak 1 kilo tàndarma c'est la même chose ñun ñëpp xam nañ ko ànd ak leer nañu ni volume mu 1 kilo coton yamul ak volume mu 1 kilo tàndarma xam nga lu tax mooy densité yi bokkul comme su fekkee ni par exemple lii dañuy xool masse volumique gu par exemple li nga xamante ni moom la ñuy xool par rapport ak masse volumique ndox bi kon comme masse volumique yi tolloowul mooy volume yi mën nañoo bañ a tolloo mooy volume yi tolloowul mooy su may jël par exemple su ma naan maa ngi jël benn liitaru tàndarma ak liitaru ceeb mën nañoo bañ a tolloo poids benn litre tàndarma ak benn litre fromage blanc mën nañoo bañ a tolloo poids kon mbir mi li ñuy bàyyi xel du kii bi nu mu tuddee du poids bi waaye li ñuy bàyyi xel moom mooy volume bi voilà bu fekkee am na ñuy amaale ay laaj ci biir am na boîte à question bi mën nañ ko faa dugal incha allah xam naa bu amee kenn tamit ku mën a bind question maanaam li ñuy waxtaanee nii comme ça incha allah ñu mën ko épingler directement voilà léegi kon loolu la ñuy bàyyi xel mooy kon 100 su fekkee dañ koo xool maanaam 100 mooy kon 100 ci boppam moom mooy 4 mudd yi donc mën nañoo wax ni moom mooy 2,34 litres ci conversion yi ma doon xool yu bari ay wute am nañ ci mais souvent da ngay gis ni ay problème mu virgule lay nekk après yii 2,34 yii 2,43 yii 2,50 mais nit ki bu defee 2,50 moom mooy leer ni am na 100 maanaam ci litre 2 litres 50 mooy am na 100 ci li nga xamante ni moom lay génne azaka waaye munoo ñëw noonu rek daal ni léegi da nga koy xool ci nombre de kilos daal di ñëw daal ni acca léegi mooy nekk 2 kilos nangam alors que loolu suñ ko nattee du mat 2 litres loolu da ngay gis ni loolu njuumte la donc loolu ñu bàyyi ko xel te loolu sincèrement il suffit juste nga xalaat maanaam jërul sax ngay nekk naan non affaire bi buñ ko defee ñaata kilogramme lay toll loolu non
parce que affaire bi nee nañ la am nattukaay la yonent bi sallallahu alayhi wasallam da doon def nii loxoom loolu kay mooy sikk nekkul ci nii li volume la. donc masala boobu moom leeral nañ ko mooy mbir mi du problème mu poids waaye problème mu volume la voilà problème mu volume. kon loolu ñu bàyyi ko xel léegi mu am nag wuute bu am ci foofu noonu boo xamante ni dañ koy brosse rek mais mën nañ ci bañ a bàyyi xel trop parce que maanaam wuute bi dafa boroom xam-xam yi dañoo wuute ci est-ce que 100 la ci mboolem lu mën a doon wala ndax am na ci yoo xamante ni du ñu jàpp 100 mais ñu jàpp xaaju 100 par exemple mais da ngay gis ni xadiis yi li muy wane mais boroom xam-xam yi am nañu ni non parce que quand même yi nga xamante ni ñoom ñoo ñëw comme ay jeexital maanaam comme ay xibaar comme ni xadis bi nga xam ne mooy xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi muy wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ñun dañ daan génnee azaka ci 100 ci nangam ak nangam mu ni waaye nit ñi daan jël blé bi di ci génnee xaaju 100 maanaam ñaari mudd loolu da ngay gis ni su fekkee maanaam comme li mu wax noonu loolu day wane kon loolu moo tax yenn ci borom xam-xam yi daan ni non kon bu fekkee ni affaire bi blé la dañ ciy génnee xaaju 100 mais loolu laay wax ni comme ça buñ déggee rek am ku ko wax parce que souvent suñuy wax wuute yi am liñ ciy jublu mooy bu ñu déggee am ku wax ni nangam wuute na même bu fekkee wuute boobu dëgërul torop comme ça ñu bañ a étonné wu parce que ñun Sénégal léegi dañoo am benn problème mooy nit ñi dañuy dem xooli masala bu isolé boo xamante ni benn avis benn borom xam-xam moo ko wax wala ñaar wala ñett ñu xëy dikk bëgg cee fatwa nit ñi bu ko defee nit ñi commencé jaaxle gëlëm alors que non il faut loolu tamit ñu ciy bàyyi xel ñuy xam ni borom xam-xam yi seen wuute yërmande la waaye tamit ñoom léeg-léeg dañ doon am benn dégg sàngam ci nangam léegi nag loolu firiwul comme ni ko Seydina Abu Sa'id al-Khudri waxee ak hadith yi li ñu wane ni yonent bi alayhi salaatu wa salaam loolu la doon def mooy 100 ci tàndarma wala ci orge wala ci blé wala ci la donc 100 la ñuy bàyyi xel est-ce que loolu leer na bu leeree ñu avancé léegi nag su leeree mooy li ñuy avancé mooy kañ lañ koy génnee maanaam kon kañ lay war gi loolu après di nga gis ni am na importance su ñoom ñu maanaam wuute bi di nga gis importance bi mooy gars yi dañu ni azakay murum koor kat mi ngi war avant ñuy julli maanaam avant ñuy julli ji lay war non loolu sax loolu dinaa ñëw après li ma bëggoon a wax mais kañ lay war mooy avant ñuy julli ji lay war avant ñuy julli ji ci jàkka ji maanaam pour dem julli ji farata bi ci boobu maanaam ci mooy julli ayit bi boobu lañ koy génnee joxe ko kon wax naa kañ lañ koy maanaam lan la ñuy génnee quantité bi nan lay toll léegi kañ lañ koy génnee kon mooy avant ñuy julli ji kon bu fekkee wori nañu ñu ne weer wi kat feeñ na suba lañ war a julli ji kon manees na ko génne joxe ko waaye tamit boroom xam-xam yi d'accord nañ ci ñu mën kaa génnee joxe ko tamit maanaam su fekkee ni gën naa teel loolu mooy ci benn fan wala boog si ñaari fan waaye li nga xamante ne mooy xadis bi ma waxoon dès le départ mooy xadis Seydina Abdullah ibn Umar bi moom li mu fi wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam farataal gi mu farataal azakay murum koor ci maanaam 100 ci tàndarma ak ni mu ko waxee ci fin bi dafa wax ni kon maanaam pour nit ñi génnee ko avant ñuy génn di dem di julli ji loolu kon li muy wane mooy ni mbir mi dañ ko war a génnee ci jamono boobu noonu voilà léegi ak xadis bi nga xam ne mooy Seydina Abdullah ibn Abbas li mu wax mooy kon ki ko génnee après julli ji moom lan mooy problème am ñu ne kon kat ki ko génnee après julli ji moom li mu génnee tuddul azakay muurum koor waaye sarax la génnee comme sarax yi mais est-ce que loolu day tax mu wàcc ko ñu ne déedéet maanaam mbir mi du ko wàcc donte ni affaire bi maanaam jàll na maanaam julli ji nañ ba pare du dikk daan man comme sarax rek laay am kon naa ko bàyyi déedéet day génne azakay murum koor ni mu joxe ko day tegu ci kawam ba tey ji ba ci journée bi yëpp mën na koo génnee mu joxe ko léegi nag maanaam war googu kañ lay commencer maanaam kañ lay war ñu ni léegi affaire bi tàmbali naa war pour ñu génnee azakay murum koor léegi nag loolu ci la boroom xam-xam yi wute mooy ñii dañu ni mi ngi commencé bi nga xamante ni par exemple dañ ni suba la ñuy wori weer wi kat feeñ na jant bi so na ñu ne weer wi feeñ na ñu ne azakay murum koor war na tout de suite bi jant bi sowee ba keroog nit ñi di génn di julli ci heure boobu na yëpp mën nañ fee génnee azakay murum koor parce que boobu mooy début wu war gi am na ñu jàpp loolu te loolu mooy li nga xamante ni moom mooy waxu Shafi'i yi Hanabila yi wax la tamit ñenn ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ngiru imam Malik ñeneen ñi ni déedéet waxtu fajar bi la ñuy bàyyi xel maanaam dañuy dem ba ci jouru korité bi ci fajar gi
te loolu lenn rek moo ko waral mooy li nga xamante ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ci ni premier jour shawal bi. ñeneen ñi ni déedéet mooy su fekkee ni azakay muurum koor la bi ñu waree ci koor gi loolu donc mooy wute maanaam wute diggin boobu la. mais nag par contre wute boobu importance bi mu am mooy léegi ñi nga xamante ni nee nañu mi ngi waree bi jant bi soowee ñooñu loolu li muy tekki mooy kon liir bi nga xamante ni daa judd ci guddi gi ndax moom dañ koy génne waaleel azakay muurum koor waaw wala déet ñu ni déedéet. ñeneen ñi ni non non mi ngi waree bi fajar gi fenkee ci jouru korite bi ñu ni kon liir boobu judd ci guddi gi dañ koy génne waaleel azakay muurum koor kon wuute boobu finalement am na importance voilà. loolu rek moom mooy li nga xamante ni moom mooy wuute bi nga xamante wala ki gaañu ki génn àdduna est-ce que dañ koy génneel azakay muurum koor bu fekkee ni heure bii la génn àdduna wala heure bee donc loolu rek moom mooy wuute bi am noonu ci début wu waxtu gi mu waree donc wuute boobu la am. léegi nag lan mooy problème mu maanaam léegi nag ki nga xamante ni loolu leeral naa ko mooy ki nga xamante ni waxtu wi jàll na mu doo ko génnee loolu du problème. léegi ki nga xamante ni léegi nag moom avant la ko bëgg a génnee maanaam daf koo bëgg a génnee avant muurum koor mi maanaam avant bisu korité bi mooy par exemple ñu ni taykat lañ am 28e jour ndax kooku mën na koo génnee ci bis boobu waaw wala déet wala boog ci 29e jour bi ñu ne ah kay mën na koo génnee benn fan wala ñaari fan comme ni nga xamante ni noonu la ko Seydina Abdullah ibn Omar doon defee ak version sax bi ñu jëlee ci imaamu Naafi nga xamante ni am na benn ci version yi ñetti fan donc mais loolu moom mooy maximum bi kon nit ki mënul génnee azakay muurum koor tout de suite nii bi ñu amee 25 wala 26 jours mu bëgg ni day génnee azakay muurum koor nii loolu du jàppandi voilà loolu du jàppandi waaye nag su fekkee par exemple dañoo war a dajale azakay muurum koor yi ñu ne acce na ko gars yi indi par exemple li gën moom mooy ci bis bi loolu mooy li gën avant ñu julli ci loolu moom mooy li gën waaye su ko fekkee ni par exemple nit ki dafa war a am ngant bis boobu par exemple day fekk ni wala boog moom déplacement bi pour dem yóbbu ko dina ko xaw a jafe wala yu demee noonu ay maanaam ngant bu tax dëgg-dëgg mu war kaa jiital wala yu demee noonu wala boog gars yi war koo dajaleendoo yooyu yëpp ñu indi ko ñun ñëpp bi ñu nee suba la su ko defee ñu mën kaa dem jox ba seen borom ñu mën koo jëfandikoo loolu xaqiqatan mën naa bañ a nekk du nekk problème waaye su fekkee nag dañ naan ay 10 jours avant ñu bëgg naan gars yi ay def leen virement wala yónnee leen affaire yi yónnee leen azaka yi loolu du jàppandi léegi nag mu am beneen mbir mooy ndax mën nañ koo génnee ci xaalis waaw wala déet loolu mat a bàyyi xel la ndax mën nañ koo génnee ci xaalis waaw wala déet léegi bala may dem ci loolu dafa am ku laaj ni comme natt bi ñuy wax mu ni yenent bi mën naa natt ci loxoom 4 fois yu muy représenté par personne wala natt bu mu natt rek voilà non mën nañoo def 4 fois mu représenté benn nit loolu laa wax sànq mais nag nit ki ci boppam na fekk ne ay loxoom moom na yor ay loxo yu yamamaay quand même voilà mais su fekkee loxo yu tuuti wala boog loxo yu rëy rëy fekk ne am nañ ay pot yu ñuy nattee loolu wala boog nga jël li ma la wax sànq mooy nga jël 250 litres ci ceeb nga natt 250 teg mooy poti 1 litre yooyu nattaat xaaj teg daan ni ëcca daan ni aywa jël naa njagaangoo fekk yow sa doom yi njaga Moodu Faatu Njaaya nga daal di nattaat beneen Moodoo ngoog nga nattaat beneen Faatoo ngoog nga nattaat beneen Njaayaa ngoog ainsi de suite noonu ngay def léegi am ci keneen ku laaj mu ni est-ce que mën nañoo référé wu ci tableau yi nga xamante ni ñoom la ñuy joxe ci poids yi étant donné qu'on peut déduire le poids à partir du volume bu fekkee loolu mën naa ne amul problème loolu bu ma nee ne amul problème mais essentiel bi mooy volume la su fekkee ni yow dem nga xam sa façon tàndarma bi ngay jënd nga xam ne man kat 250 litres tàndarma bii kat mu ngi correspondre ak temps ci nangam na nga fexe yow it booy jàllale masala boobu wala exemple boobu na nga bàyyi xel bu baax a baax li ngay wax mooy soo demee na nga wax ni lii kat par exemple danga naan man kat bi ma jëlee tàndarma sàngam venu de Algérie maanaam na nga leeral bu baax parce que maanaam diine nit ñi ci la aju tàndarma yi dañuy wuute par exemple ceeb yi dañuy wuute mu leer la ni yow ceeb étuve bi nga jël basmati jënde casino nga ni man kat boobu bi ma ko jëlee poids bi lii la nga référé wu ci loolu su dul loolu jëndal loo xamante ne leer na leen lii volume bi lii la wala par exemple nga jënd yi nga xamante ni ñoom dañ koy def volume par exemple fromage blanc volume la gars yi dañ koy jaay dañuy bind volume bi bind ci li nga xamante ni moom mooy kii
léeg-léeg tamit am ci ay xeetu ceeb wala yu demee noonu yoo xam ne dañ ci bindaale volume bi su ko defee nga bàyyi xel bu baax a baax loolu nga xamante ni moom mooy volume bi. am ci keneen koo xamante ni dafa wax ni mënuñu kaa génnee avant 3 jours en tout cas ci borom xam-xam yi man ci li ma xam li ma jàng li ma liir mooy ni mënta ne ay 1 semaine avant wala 2 semaines avant soo ko defee loolu tuddul sarax loolu du baax ñoom loolu lañ jàpp. par exemple soo demee ci Sahih fiqhu sunna loolu nga fa fekk ñoom loolu lañu loolu la imam bi wax Abu Malik loolu la leeral maanaam pour waree mu ni du baax bu fekkee nit ki dakaa bëgg a génnee ay 1 semaine avant bu boobaa day nekk rek sarax comme ki nga xamante ni daf kaa génnee après korité tamit maanaam mu jàll korité bi ko comme hadith Seydina Abdullah ibn Abbas bi dafay wane te loolu tamit loolu masala azaka la mais incha allah beneen yoon peut-être incha allah bu ñuy demee ba jëmmi jamono bañ war a waxtaan wala ñu am lu ñuy bañ war a muraaja li jëm ci wàllu azaka dinañ ci leeral mooy jëmmi génni azaka sax avant jëmmi at mi di wëraat ndax loolu mën naa nekk waa wala déet. léegi mu am masalam xaalis bi ñi ëpp ci boroom xam-xam yi moo xam muy maalikee yi moom muy shafi'iyye yi moo xam muy xanaabila yi ñoom dañoo jàpp ni kenn mënu kaa génnee ci xaalis en tout cas mooy li gën a siiw ci mazhab yooyu donte léeg-léeg nga gis ñenn ci boroom xam-xam maalikee yi wala benn boroom xam-xamu shafi'iyye yi wala par exemple ñoom ñu ànd ak ay boroom xam-xam xanafiyye yi ak ñi mujj ci jamono yi ñi nga xamante ne dañuy wax ni ñoom mbir mi mën nañ kaa génnee ci xaalis mais nañu xool dalil yi bu boobaa ñun liñ jàpp mooy ni mbir mi maanaam mooy maalikee yi ak ñooñu mooy mbir mi ci lekk lañ koy génnee mënuñu kaa génnee ci xaalis maanaam du baax boo ko génnee ci xaalis waaye nag su fekkee da ngaa génnee lekk bi ba pare jël xaalis teg ci dana baax loolu moom du problème. léegi ci lan lañ koy génnee ak lan mooy dalil yi mooy mbooleem xadis yi nga xamante ni ñoo ñuy expliquer affaire zakatul fitre yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax ni ñu ngi ko doon génnee ci sang ci tàndarma wala ci orge wala ci fromage wala ci raisin sec wala ci blé wala ci lu mën a doon mais déggoo benn yoon dañ ko doon génnee ci xaalis déggoo ko ci benn yoon ànd ak ni jamono boobu kenn mënut a wax ne xaalis amut woon bien sûr xaalis amoon na maanaam ñaari masala la ñuy leeral fii bi njëkk mooy problème mu xaalis bi xaalis amoon na le fait que xaalis amoon te daawuñu ko ci génne ànd ak ni benn xadis leeralu loolu day wane ni kon ci lekk lañ ko doon génne de toute façon ñi nga xamante ni moom ñoom ñooy layal lekk gi moom ñoom amuñu problème bi kay mi ngi ci ñi ko bëgg a jóg génne 7 euros wala 6 euros lan mooy seeni dalil léegi ñu amaat beneen mooy xadis Seydina Abu Saïd al-Xudri nga xamante ni xadis boobu dafa leer lim ci expliqué mu wax ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam soo demee ci xadis bi mi ngi numéro 985 yaakaar naa ci Sahih imam Muslim su ma juumul foofu la nekk numéro 17 18 bi mu wax ni ñoom dañ ko daan génnee ci li nga xamante ni mooy lekk loolu leeral na waxul benn yoon dañ ko daan génnee ci xaalis lekk la wax min taam ba pare mu leeral ci façon lekk yi ñu ko daan génne mu cité mu ni ñu dem ba jëmmi jamono Seydina Muawiya ñëw foofu daan ni ñu naan ni marché bi gis nañ kat ni léegi mburu moom non am na benn blé buy jógee Cham moom maanaam prix wam day xaw a tolloo xaaju maanaam nisfu saa ci leneen kon moom bu ñuy génneewee loolu maanaam prix wam moo gën a cher kon bu ñuy génnee loolu nañu génnee nisfu saa mais moom mu ni mais man ni déedéet du ma ko génnee loolu ngir ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jamonoom lekk lañ ko doon génnee te moom laa wéy di ko génnee ba ni mu génnee àdduna maanaam ba ni muy génnee àdduna loolu lay wéy di ko génnee kon loolu dangay gis ni beneen dalil la encore ci ñi nga xamante ni jàpp nañ lekk la te moom Seydina Abu Saïd al-Khudri du c'est pas n'importe qui léegi loolu kon maanaam ñoom seen dalil yi dafa dëgër parce que ñoom ñooy yi nekk ci téere xadiis ñoom ñoo nekk ci téere borom xam-xam yi ci wane ni ci lekk lañ koy génne léegi nag ñu dem ci ñi nga xamante ne xaalis lañ ko bëgg génne léegi ñi ko bëgg génne xaalis lan mooy seen dalil dañ naan woy léegi dañuy xool parce que Seydina Abdullah ibn Abbas xadisam boobu nga xamante ni moom lañ cité woon dès le départ dafa wax ni xadis bi mi ngi si sunan imam Abu Dawud que ni azakay muurum koor bokk ne maanaam ci yi nga xamante ni moom moo tax maanaam ñu di ko génnee mooy dañ ci jox lekk ñi nga xamante ni ñoom ñooy
ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñàkk xadis boobu xasan la maanaam xadis bi maanaam xadis xasan boo xamante ni dafa valide pour ñu jëfandikoo ko il faut xadis saxiix bañ fee nekk mais bu dee saxiix yi dañ fee nekk duñ mën a jëfandikoo xadis boobu noonu maanaam duñ mën a laye loolu pour mën a wax ni léegi kon dañuy xool objectifu loolu illa bi lan la moo tax ma waxoon ne nañ jàpp bu baax a baax li ma waxoon ci illa bi mooy biñ naan loolu moo nekk deuxième question mooy fan lañ koy génnewee mooy biñ naan mooy illa biñ naan maanaam mbir mi kat léegi comme nit ñi ñu jox leen ñu lekk ba suur la kon mbir mi léegi nañuy bàyyi xel maanaam li leen gën a arrangé déedéet bu dee lekk ba suur nañ leen jox lekk gi ñu lekk ba suur léegi waa ji naan la non boo leen joxee ceeb duñ ko mën a togg nangam sangam yow boo ko gisee noonu demal jox leen couscous ñu togg ko boo ko gisee noonu jox leen fromage boo ko gisee noonu jox leen tàndarma boo ko gisee noonu wala boo dee yow loolu dëgg-dëgg jox leen lool jël xaalis teg si ñu togg ko mais mbir mi nii la ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam digle nii lañ koy defee waaw il faut loolu ñu bàyyi ko xel xam nga ñoom buñ ne xikma bi maanaam sagesse su mbir mi na kañ lañ tàmbalee di àtte woo noonu rek ci sagesse bi te teg si ne fi sagesse su mbir mi mooy nit ñi ci boppam bañ a xiif maanaam que ñu lekk ba suur te loolu boo leen ko joxee noonu ñoom duñ am luñ lekk mais kan moo wax loolu mais bu njëkk ba gars yi dañ doon dund te fekk ne ay xaalis ak yooyu nekk fi woon même ba jamono ji da ngay gis maanaam gars yi dañuy am yi fiy nekk yëpp mais imagine nekk nga xam ne ab ceeb képp a ko manqué woon ainsi de suite loolu il faut nit ñi bàyyi xel loolu benn la ñaareel mooy am beneen xadis bu ñuy sukkandikoo naan bis bi nañu oomal nit ñi maanaam wëlif ñuy ñàkk maanaam wëlif ñuy laaj maanaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni nañu fexe ba ñi ñàkk bis boobu moom nañ leen jox ba duñ laaj ci xadis boobu imam ad-Daaraqutni soroo na ko mais xadis bi wérul waaw dafa desee wér xadis boobu donc ñi nga xamante ni ñoom ñoo bëgg a teg masalam 7 euros yi kooku xaqiqatan wax dëgg yàlla budul rek di nekk di def ay raisonnement logique moom day laaj dalil diine ji kenn du ci wax lu dul loo xam ne da ngay am ay dalil yu dëgër këcc dalil yooyu mooy nga indi ni lii la xadis yi wax lii la nangam wax wala boog fii lañ ko teg lu leer lu dul loolu mbir mi deesu ko génnee lu dul ci li nga xamante ne moom mooy ay lekk donc ay man nag problème bi mooy boo ko génnee lekk doo am koo ko jox kay boo ko bëggee joxe di nga ko joxe jullit yaa ngi fi résidence étudiante yaa ngi fi gaa yaa ngi fa nekk soxla ko ba bëgg a dee loolu moo may indi ci point wu ñan lañ ko war a jox ñan lañ ko war a jox ñi ko war a jox kooku tamit wuute daf ci am maanaam ñenn boo xam ne dañ jàpp ni faqir ak miskin rek lañ koy jox ñeneen ñi déedéet dañ koy jox mbooleem ñi nga xam ne dañ leen jox azaka léegi kon faqir bi mooy kan mooy ki nga xam ne wax dëgg yàlla yorut amul dara du tout dafa ñàkk miskin bi mooy ki nga xam ne am na mais lim am moom doyu ko moom wax dëgg yàlla lim am daal mooy li muy dunde après c'est fini yoraatul dara mënta épargner mënul yorul lu muy denc ainsi de suite mais loolu mooy xaalu étudiant yi waaw man gars yi daa mel ni buñ demee ba war a def seen diine ji seen bopp yi day tëju alors que bu fekkoon leneen lu ñu war a dugal fenn mais si ngay gis seen xel yi di nàcc ñoo xam bu baax fañ koy yóbbu mais li fi ay jullitu yàlla yépp ñàkk nga bëgg ni yow dëkk bi nga dëkk yépp xamoo fa kenn ku ñàkk yooyu nan ko xoolaat ak gars yi taxaw ci mbedd yi di yalwaan ay jullit ñu baree bari ñuy gis ci mbedd yi ay jullit yuy taxaw di yalwaan nañ ko jël ñu dem jox ko ñooñu donc loolu il faut tamit ñu bàyyi ci xel voilà loolu il faut ñu bàyyi ci xel mooy ni kon du maanaam faw dañ koy génnee ci lekk waaye tamit ñu jox ko ñoo xamante ni ñoom ñooy ñi ko yaayoo mooy ñi ñàkk ñi wala miskin yi wala ñi nga xamante ni dañ ciy liggéey bu fekkee dañoo jàpp ni mooy juróom-ñett yi nga xamante ni ñoom lañu jox azaka mooy ñi nga xamante ni mooy faqiir yi miskin yi ñiy liggéey ci wàllu azaka ak ñi nga xamante ni par exemple ay prisonniers lañ mën nañ leen kaa jox wala ñi nga xamante ni dañoo amee ay dette mën nañ leen kaa jox mais nag dette yooyu na fekk ni dette yi li ko waral du ak mooy yàlla maanaam bu fekkee ni waa ji par exemple dette yi mu am yëpp mooy da daan dem chaque jour mu dem ci baar bi jël fa ñetti biteel ba xëy nekk surendetté kooku loolu taxul ñuy wax voilà maanaam dette bi bu mu fekk ni mooy yàlla moom moo ko waral wala ñi nga xamante ni par exemple dañuy nooyal seen xol ñuy doog a dugg ci diine ji wala yu demee noonu ak yeneen am na yeneen charte ci mu'allafa qulubuhum yoo xamante ni peut-être taxu ñoo jóg fii nii waaye ak ginnaaw ñooñu mën na koo joxe tamit maanaam ci ñoo xamante ni par exemple dañoo waroon dem jihaadi ji ainsi de suite
wala mu jox ko koo xamante ne ab doxandéem la daa wàcc ci dëkk bi donte am na alal fa mu dëkk waaye mu wàcc ci dëkk bi fekk yorul dara kooku mën nañ kaa jox tamit azakay murum koor mais sinon mën nañoo xool ñi ñàkk wala ña faqiir yi ak miskin yi ñoom ñoo ñi ci gën a yay ñu jox leen azakay murum koor loolu leer léegi nag mu des beneen mbir mooy ndax mën nañ kaa tuxal mooy est-ce que mën naa nekk France di génne sama azakay murum koor di ko joxe Sénégal wala ndax mën naa nekk Canada di génne azakay murum koor di ko yónnee France wala sax rek mën naa nekk Lyon di génne azakay murum koor di ko yóbbu Paris wala ki nekk Dakar war kaa jël yónnee ko Ndar ndax loolu mën naa ne mu orange mu ne ko Ndar de toute façon xaalis bi wax na ni mënta ne léegi nag comme xaalis bi mënta ne moom déjà virement yi day xaw a jàppandi moom dootul mën na ne léegi nag mu am beneen possibilité beneen mbir bi mooy jëmmi di ko toxal di ko génnee ci feneen wala di ko génnee feneen loolu li nga xamante ni moom mooy li leer mooy masala bi posé wu ci loolu mooy li posé wu ci azaka rek mooy kenn mënu kaa déplacer masala bi parce que jëmmi azaka la kon jëmmi azakay murum koor mook jëmmi azaka bee ñoom ñooyam masala bi benn la mooy ni mënoo déplacer azaka jooju di ko joxe feneen mënta nekk da ngay xool dëkk bi nga dëkk ña fa nekk ñàkk nga jox leen ko xamul tax mooy xadis Seydina Muaz mooy xadis Seydina xadis numéro 1395 Sahih Imam Bukhari mooy xadis Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu muy wax ni yonent bi alayhi salaam dafa yónni Seydina Muaz Yaman ni ko soo demee na nga leen wax na nga leen seedaloo maanaam na nga leen woo ci ni amul benn buur bu dul yàlla amul tamit maanaam koo xam ne jar naa jaamu ku dul yàlla mooy ashhadu an laa ilaaha illallaah ba pare ñu seede ni man yàllaa ma yónni buñ la dëkk maanaam buñ la wuyoo ci loolu na nga leen wax ni yàlla farataal na ci ñoom julli juróom buñ la wuyoo ci loolu na nga leen wax ni yàlla farataal na azaka boo xamante ni dañ koy jële ñi ñàkk ci ñoom di ko delloo ci maanaam ñi am ci ñoom di ko delloo ci ñi ñàkk ci ñoom waaw gis nga wax boobu noonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam su waxoon rek ni azaka boo xam ne da koy jëlee ñi am ci ñoom di ko jox ñu ñàkk ñi loolu amul problème mooy mën nañ ko jox kon képp ku ñàkk ci àdduna bi mais bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que jëmmi ñi am ci ñoom moom loolu moom du problème mais bu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tegee ni nañ ko jëlee ci ñi am ci ñoom jox ko ñi ñàkk ci ñoom loolu mais sincèrement ban ambiguïté moo amati ci wax boobu pour wax ni azaka ji mënuñu koo déplacer Yaman dañ koy jël ci waa Yaman ñi nga xam ne moo fa la Seydina Muaz dem jox ko ñi ñàkk ci waa Yaman ba xaqiqatan loolu sax moom mooy objectif azaka ngir maanaam richesse bi bañ a nekk loo xamante ni day yam kese ci gaay il faut richesse bi maanaam di tourner loolu la su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñoo am ñu génnee ci ñoom ñi am ñi pauvre foofu noonu parce que foo dem am nañu pauvre am nañu am bu boobaa ñu jox ko sa ña pauvre bu fekkee ne dëkk bi kenn ku pauvre nekku fi bu boobaa nag ñu doog ko déplacer voilà parce que loolu bu boobaa li koy waral mooy parce que mbooleem ñi ñu cité ñu war a jël azaka kenn nekku fa waaye ay sama mbokk diw yi ñoo gën a pauvre loolu moom du wax ginnaaw ñi pauvre nañ rek jox ko ñi pauvre gën a pauvre moom du lay pour nga mën leen ko yónnee waaw ànd ak ne léeg-léeg li la ci gars yi di tegal waaw xam nga ñoom seen dëkk yooyu tabarkàlla ñoom ñi nekk fi ñoo ko gën a yayoo dara lañ ci xamul yooyu yëpp vraiment ay supposition la léeg-léeg nit di nekk fii di daj loo xamante nii ka nekk Sénégal dajul walaat gi waaw nekk ab jullit nekk ku yayoo azaka ñu tëbal fi azaka ji ci moom yónnee ko feneen léegi nag kon lan mooy distance bi ñuy bàyyi xel pour mën a déplacer azaka ji mooy distance tukki rek mooy ni azaka ji kon mënta tukki yow maanaam loo xamante ni boo ko defoon ñu ne yaa ngi tukki azaka ji mënta tukki léegi nag si ñu jàpp ni distance tukki moom mooy 85 kilomètres bu boobaa kon mooy azaka gi mënoo ko génnee ci rayon wu 85 kilomètres ñi jàpp ni distance tukki moom mooy lu gileem mënoon a dox pendant 3 jours ba 120 kilomètres wala yu demee noonu mooy distance bi mooy 120 kilomètres boroom xam-xam yi jàpp ni distance bi mooy rek jëmmi tukki mooy affaire bi mënul génn ci ville bi nga nekk loolu dong la mooy masala boobu ni mu amee wuute noonu ci distance mooy masaafa bi nga xamante ni mooy tax ñu naan xasra day am ci même distance boobu kese maanaam wuute bi ci loolu lay nekk donc su fekkee ni dañoo tënkaat mooy zakatul fitre incha allah ñu jeexale foofu peut-être bu amaatee beneen question ñu tontu ko zakatul fitre azaka la boo xamante ni dañ koy génnee bu koor gi di jeex
ba ñu war a dem julli ji waaye ñu war ko génnee avant ñuy julli ji ci liñ koy génnee lekk lay nekk ñu war koo génnee mu tolloog 100 à peu près 2,40 litres ñu war koo génnee moo xam ci tàndarma wala ci lekk en tout cas ci dëkk bi nga xamante ni moom mooy dëkk bi nga man lépp la ñuy dundee ki koy génnee mooy ki nga xam ne dëgg-dëgg mën na ko ñu war koo jox ñi nga xamante ni ñooy ñi ko ñàkk waruñu koo génnee dëkk bi ñu nekk kenn du ko génnee ci xaalis te it mi ngi war ci jamono boobu nga xamante ni moom mooy buñ nee suba la korite mën nañ koo def nag 2 jours avant wala 3 jours avant ku ko génneewul ba keroog ñu julli ji ba pare téewul day des di war sa kaw waaye nag sarax lay nekk rek comme sarax yépp jëmmi nga nee li azakay murum koor ja moom tem mu rëcc la waaye tamit mënoo koo génne ay une semaine avant donc loolu moom mooy masala yi nga xamante ni ñoom ñoo doon wër-wërloo ci azakay murum koor su fekkee ne amul beneen question incha allah ñu yamale ko foofu ba jëmmi jamono incha allah bu ko defee rek ñu waxtaanaat ci yeneen masala ci yeneen mbir su fekkee ne am na laaj ñu ngi leen di déglu incha allah peut-être 30 secondes su fekkee am na ñu am laaj su fekkee ni amul laaj it loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy wër-wërloo ci wàllu azakay murum koor ku ko bëgg a déplacer fi mu nekk day laaj dalil ku ko bëgg a génnee ci xaalis day laaj dalil loolu kese la dalil yi nag na leer nañ ñi buñ ko teg rek ci ay raisonnement logique ainsi de suite su fekkoon loolu la rek islam bi xaqiqatan mbir yi du demee noonu mais lépp dañ ko teg ci xam-xam teg ko ci dalil yi mooy alquran ak sunna ak yi nga xamante ni mooy yeneen yi ñu mën a sukkandikoo su dul lool rek xaqiqatan mbir mi moom maanaam du tout le temps rek dañuy bàyyi xel ñëw ni aywa dañuy bàyyi xel way lii mooy kii bi ak lii ak lii mu ni ban suggestion nga am ci situation pandémie bi nga xamante ni cette année xamoo personnellement jullit bu pauvre bu fekkee nit ki xamul benn jullit bu pauvre mooy souvent dañ daan bàyyi xel par exemple jàkka yi donc bu boobaa nit ki nag ci boppam moom day def investigation ci ñi mu xam ñan ngeen xam ñu yayoo azakay murum koor li mënta nekkay mooy defoo dara da ngay def investigation ci li la wër yëpp pour xam kenn ku yayoo azakay murum koor nga def investigation ci yenn jàkka yi nga xam wala imam yi wala nangam sàngam mbooleem boo defee investigation yi nga mën a def yëpp xamoo kenn ku ko yayoo bu boobaa nag mën nga kaa tuxal loolu du problème waaw bu boobaa mën nga kaa tuxal ci dëkk bi la gën a jege su fekkee ni xool nga dëkk bi la gën a jege mënoo ko fa nga tuxal ko ci beneen dëkk ainsi de suite voilà ba pare nag ngay doog a mën a tuxal nag dëkk ba nga jugee wala yu demee noonu bu boobaa nag bu fekkee nag fi nga nekk la moom li gënati mooy nga jox ko say mbokk loolu mooy li gën parce que diñ ci am ñaari yiw mooy yiwu ku dox mbokk waaye yiwu tamit ki nga xamante ni joxe na azaka mais li ñuy gën a bàyyi xel dëgg mooy jëmmi joxe azaka ji ci kaw ci ay jox nga ko sa mbokk wala yu demee noonu voilà mais defal li nga war a def yépp pour xool ndax am nga koo ko mën a jox ba pare su fekkee ni loola jàppandiwul mënul ne amul kenn kuñ ko mën a jox ku ko yayoo foofu bu boobaa nag tuxal ko day gën a nekk priorité ci kaw téye ko foofu noonu mu ni xaalis kenn du ko génnee comme zakatul fitr waaw loolu tontu naa ci loolu moom tontu naa ci sànq bu xam naa après bu ma ko dugalee nga kii ko nga suivre ko voilà kon baax na kon zakay muurum koor kenn du ko génnee xaalis dégg nga bàyyi Cheikh kenn du ko génnee xaalis waaw moom sama jumeau la moo tax ma koy tooñ noonu kenn du ko génne xaalis liñ koy génne mooy lekk voilà wax naa nag wuute da cee am que ne am na ñenn borom xam yu jàpp ni manees na koo génne xaalis mais loolu ma ni xaqiqatan day laaj dalil ñun ci liñ jàpp ak liñ gis ci masala yi ak li buñ ko dajalee mooy ni loolu dese naa dëgër pour mën kaa génne ci xaalis li ñu gis mooy ni ci lekk lañ koy génnee te loolu mooy li texte yi wane moo xam texte yi wër te ànd ak ni même ñoom ñi ko bëgg a génne xaalis kenn bañul benn yoon ci ñu génne ko lekk te ñi koy génnee lekk ñoom dañuy bañ ñu génne ko xaalis kon kay nañ def li gën a wóor mooy génne ko lekk doo am problème ci kenn loolu moom moo nekkoon li nga xamante ni moo nekkoon waxtaanu tay bi incha allah su fekkee ni am na leen lu ci dëng wala loo xamante ni juum nañ ko wala ñu heurté ci kenn ñu ngi koy jégalu baax a baax yéene bi ëppoon na lool lépp loo xamante ni tamit jub na ci ñu ngi ñaan yàlla suñ borom ñu jariñoo ko wallahu taala alam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin